mbokk yi ni ma ko Paul Kagame président bu Rwanda waxee ñaan ma nit ma def bokk ci campagne bi maa ngi leen di invité yéen itam yéen wax Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku nekk ci biir réew mi yéen itam ngeen def tasaare lii di raxas ay loxo pour ñu xeex jàngoro ji nga xam ne mooy Covid-19. pour loolu nag ni ñu mën a raxasee loxo yi te mu nekk raxas bu yenn maanaam bu am solo mooy ginnaaw bu ñu ubbee robinet bi wala ñu sotti ñu ndox ci suñu loxo su fekkee keneen moo yor bërëb muy sotte ndox lu mel ni satala wala butéel ñu tooyal loxo yi ginnaaw bu ñu ko tooyalee ñu jël saabu wala moo xam saabu përngal bi wala boog savon liquide sotti ko ci biir loxo yi su ko defee buñ ko sottee ci diggu loxo bi ñu jël ñaari loxo yi dal di ko frotter yëngal ko bu baax a baax ñaari loxo yi jaarale ko ci baaraam yi ba ci we bu ne nag ñu fexe fomp ko bu baax ak saabu bi ndax xëy na ci wey ci la feebar bi gën a mën a duggee su ko defee ñu frotter daal loxo yi ci biir ak ci biti biir loxo bi ak biti loxo bi bu baax a baax jël temps nag lu mu bon mu nekk genn wàllu minute muy 30 secondes su loolu weesoo ñu daal di li ñu wax jël loxo bi ci benn bi ci ndeyjoor teg ko ci càmmoñ bi frotter bu baax a baax su boobu paree ñu frotter ci biir frotter ci biti ak ci boor yi su loolu yëpp pare nag ñu daal di yëngal bu baax a baax loxo yi ba mu xëpp saabu bi bu xëbee ñu doog a nag delloo loxo yi raxas ko ak ndox ba mu set su ko defee ñu jël serviette wala lu ñu am loo xam ne lu set la lu ñu mën a fompe suñu loxo ñu daal di ko fomp bu dee robinet ñu tëj robinet bi mën nañ sax bu ñu defee saabu bi rek tëj robinet bi bu ñu paree nag doog ko ubbiwaat sotti ndox mi parce que faaw ñu yàqanal ndox mi aussi su ko defee ñu jël morceau bi fomp loxo yi ba mu set doog a fomp it robinet bi wala boog li nga xam ne moom la ñu jëfandikoo bu fekkee benn nit la bu fekkee ki yor satal la moo lay sotti wala butéel du aaju su boobaa nga tëj robinet bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu bokk boole ko ci lii tax ñu gën a fagaru ci jàngoro Covid-19. mbalit mi nañu fexe ni ko fi doxalee. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñu gërëmaat leen bu baax a baax sargalaat leen amaan mbégte toogaat présenté wàlle seen émission Takkusaan ni ñu koy defee rek ayuba si nekk altine lay doon ba alxamis jàpp 16h 17h noonu la ñuy nuyoo kilifa diine nuyu kilifa aada yi nuyu ñëpp ñu nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan ñu amaan mbégte jàkkaarloowaat ak yéen tey ji macha allah ci àllarba ji gis ngeen nag Takkusaan nu muy doxee saa su ne boobu ba léegi gis ngeen ñu ngi ci li nga xamante ne moom mooy wàllu Covid 19 bi ñu koy xeex àndandoo ko ak askan wi noonu rek lay tëddee macha allah mais balaa may ñëw ci invité yi damay dem régie jëli situation du jour bi bu ko defee ñu daal di dellu si waat ci plateau bi. jàngal leen communiqué ministère de la santé et de l'action sociale si bésu tey di mercredi 8 avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci téeméer ak juróom-ñetti test yi ñu def juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam ñaari cas contact yi jaxasoo ak ñu yore doomu jàngoro bi ak juróomi cas communautaire juróom-ñett si ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñi nga xam ne ñoo des ci hôpitaux yi ñu ngi am tan ci bésu tey bi dalee ko ci cas bi nga xam ne moom la Sénégal njëkk a am woññ nañu téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti cas téeméer ak fukk ak ñett ti cas wër nañu ñaar ñu ñàkk seen bakkan benn bu ñu évacué mu des téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti cas ci suñu structure hospitalière yi
ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxle maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. macha allah noonu lañ koy tëralee rek saa su ne bu ko defee bu ñu tegee image du président mu daal di sensibiliser li nga xamante ne moom mooy askan wi ci raxasu beeg yëpp ñu daal di leen tegal nag li nga xamante ne moom mooy situation du jour bi bu ko defee askan wi xam fi nga xamante ne fa la jàngoro jot toll ndax moom la ñuy waxtaanee ba tey bu ko defee nit ñi gën a mën a toog jëlaat seen ay matuwaay ak lépp nee naa leen saa su ne ni ñu koy defee rek ak invité bu fi mënti ñëw macha allah bu ñu ñëwee raxasu nañu ba set mais ñoom tamit bu ñu excès dañ leen daal di jox ci plateau bi ni ko président waxee ñun tamit daal di koy def Omar Ousmane ma jox la macha allah nga daal di def ci loxo defe naa raxasu nga ba set avant ngay daal di toog ci plateau bi ma daal di jox Momar moom tamit mu sensibiliser askan wi bu ko defee ñu xam ne lii ñëpp la war muy ki nga xamante ne mi ngi si bedd meek nekk ci biir kër yi ak yëpp ñun ñëpp la war bu ko defee jàngoro bi ñuy xeex muy Covid 19 bi bu ko defee yàlla mun nañ ci daal di ci musal macha allah ñu am mbégte nag ci dalal bi ñu leen fi dalal ñu dalal fi Ousmane Sy Ndiaye directeur exécutif UNACOIS macha allah jàpp ñu gërëm la am mbégte dalal la ci sunu plateau Takussan ñu bàyyi la nga nuyoo ak askan wi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan. jërëjëf Adja Awa maa ngi am mbégte di teew ci seen plateau ngir jàpp ci liggéey bi boobaak léegi gis nañu mobilisation bi nga xam ne moom ngeen def di ko jàppale autorités yi ak di ko jàppale askan week réew mi maa ngi nuyu également sama wëllëre bi ma fi bokkal plateau bi muy Alaaji Momar Ndaw président ASCOSEN muy di partenaire di xarit koo xam ne seq nañu liggéey am na léegi plusieurs années maa ngi lay wax daal suñu disponibilité ak suñu engagement pour jàpp ci xeex bi lu mu laaj ci ay dispositions lu mu laaj ci bépp pexe boo xam ne danañu mën a permettre ñu daan corona pare nañu pour taxawee ko réew mi. taxawoo ci macha allah ñu nuyu tamit macha allah Momar Ndaw mu nekk président ASCOSEN Momar yow tam ñu nuyu la am mbégte dalal la ci sunu plateau ñu bàyyi la nga nuyu ak ñi lay seetaan. waaw soxna Awa maa ngi lay nuyu bu baax. di nuyu ñi seetaan ci biir réew mi ak bitim réew. di beral nuyoo nag Ousmane Sy Ndiaye nga xam ne yàgg nañ lool di xeex pour li nga xam ne mooy intérêt askan wi. ñu bokk ci ay kuréel yu bari yu ñuy dajee di travailler ensemble. ñu am mbégte macha allah ci dalal bi ñu la fi dalal ci kanam tuuti ku ci nekk dinañ daal di gën a yaatal li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi macha allah Ousmane defe naa ne gis nga li nga xamante ne moo xew d'abord ci jamono ji li nga xamante ne mooy jàngoro bii nga xamante ne mooy Covid 19 bi doon mbas mi nekk loo xamante ne dugg na Sénégal gis nañu li nga xamante ne noonu la tëddee balaa ñuy gën a dugg ci suñu waxtaan yow lan ngay sensibiliser askan wi ak lan nga leen di digal ak lan nga leen di wax. jërëjëf soxna Awa li may digal askan wi mooy ñu sàmmonteeg li nga xam ne moom la ñu autorités yi digal yoon yi nga xam ne moom la ñu xàll ak matuwaay yi ñu wax ñu jël ko ci mbiru wér-gu-yaram sàmmonteeg set di raxas loxo yi te gàttal suñu tànk di génn ludul day génn boo xam ne mënul a ñàkk lu tànk yi gën a gàtt gën a baax ci askan wi gën a baax ci santé wu njaboot gi gën a baax ci dund gi loolu daal ci la ñu fas yéene jàpp fas yéene ñu benn yoon wax askan wi lu wuuteeg li nga xam ne moom la autorité yi leen di wax te xam nañ ne bu wér ne autorité yi lépp loo xam ne digal nañ ko askan wi ci contexte gi seen jàmm rek lañ ci jublu bon loolu daal mooy li nga xam ne jàpp naa ne ku ci nekk ci ñun ci sénégalais yi ak ñi wóolu réew mi di fi dund ci loolu foofu la ñu war a teg suñu tànk fexe daal ba ndigal li nga xam ne kilifay réew mi joxe na ko ñi ŋànk mbiru santé fii ci réew mi joxe nañ ko ñu fexe ba sàmmonteeg ñoom à 100% loolu mooy li nga xam ne moo ñuy musal njaboot gi musal réew mi. mu doon loo xamante ne lu am solo ci fànn bi nga xamante ne ci nga nekkee mu doon loo xamante ne ci côté askan wi la ba tey mu tax leen a jóg mais gis nañu li nga xamante ne moom mooy jàngoro bi yéen ci côté bi ngeen nekkee yan jéego ngeen ci def ak yan fànn ngeen ci yëngu. waaw ci côté bi ñu nekkee muy wàllu économie te li ci ëpp doole di mbiru jënd ak jaay ñuy commerce ñu gën a xam UNACOIS ci ni ay membre am di commerçant tase ci biir réew mi ci biir marché yi. loolu xam nga loolu dalay wan rek suñu inquiétude maanaam suñu jaaxle fi mu yem coronavirus boobu ñuy wax daanaka dafay indi sax jeexi jaaxa parce que da ngay bëgg a boole moytu ko fàggu sa santé ak boole it wut loo yóbbu kër ga
loo dundale njaboot gi waaw muy contexte bu jafe-jafe waaye dañu jàpp ne soxla bu nekkee ñaar dafa fekk rek bi jiitu ñoru la dañu jàpp ne soxla si nga xam ne moo gën a ñor ci réew mi fii ñu toll mooy fàggu santé wu askan wi santé wu njaboot gi loolu mooy message bi nga xam ne ci la ñu taxaw temb pour que jàppale ko mbooleem commerçant mbooleem artisan ak képp koo xam ne secteur privé nga di yëngu ci biir usines yi moo xam ci biir atelier yi wala ci biir marché yi fexe daal ba contact bi nga xam ne autorités yi ñu ngi koy tere ñu sàmmonteeg moom bu baax bu ñu tayal ci raxasu ak saabu bu ñu tayal bu ñu amul bu saabu bi soree ñu gel bi nañu jege ñu raxasu gel bi ñi nga xam ne nag maanaam dañu nekk ci activités yi ñuy wax essentiel te nga xam ne consommateurs yi dañ ko yittewoo bés bu nekk wala ayu bés bu nekk ñooñu bu fekkee ne dem doxal loolu mënul a ñàkk ñu sàmmonteeg gel bi waaye buñ ci mënee yokk nag takk seen i gants def seen i masque moytu contact bi loolu foog naa ne dina nekk disposition yu baax waaw day am solo bu baax a baax maa ngi ñëwaat léegi ci yow ñu daal di gën a yaatal ci fànn bi nga nekkee macha allah tamit ñu daal di jox Momar mu nekk présidente ASCOSEN nga xamante ne macha allah ñun ñi nga xamante ne ñun ci suñu côté nga nekkee maa ne xaw ma ne ndax saa waay mbokk na jëm di waaye yow moom ñun nga faral yéen lan ngeen indi lan ngeen def ci boobaak léegi ci li nga xamante ne moom mooy wàll bii nga xamante ne dañ koy xeex parce que gis nga jàngoro bi ku fi toog rek am nga cër boo xamante ne yow moom moo ci sa wàll boo xamante ne moom nga ciy bay ak liñ ci war a def naka nga ko ci gisee ak yan taxawaay ngeen ci am. waaw ñun bi mbir mi amee ba léegi. dañ am taxawaay yu bari. taxawaayu sensibilisation ak taxawaayu fexe ba askan wi seen condition di gën di nekk loo xam ne ëllëg ak si biir du am jafe-jafe ndax dañuy wax toujours ne buñ jël def saafara suy jur jàngoro maanaam feebar bi am ñuy xeex feebar bi ba fàtte ne bu feebar bi passé suñ économie su rëppeeloo dinañ am feebar boo xam ne day naqaree faj moo tax ci biir loolu ñu proposé état ne ko yow état kat comme yaay tëddee jaaxaanaay yaa ñu boot ñun ñëpp fexeel ba buñ xeexee lii ba génn ci buñ rëppeelu moo tax ci biir loolu bi nga xamee ne commencé nañ jël yenn matuwaay yi ñu wax état ne ko na jël en charge li nga xam ne mooy courant bi li nga xam ne mooy ndox mi li nga xam ne mooy location bi ak ñu seet nuñ mën a dimbalee askan wi courant bi ak ndox mi état jël na ko en charge ñi ngi naxante pour loyer yi parce que ba tey nekk na loo xam ne population yaa ngi koy demande beneen bi tam ñi ngi def sensibilisation parce que xam nga tey jii dafa am ñu bari ñoo xam ne gëmuñ sax ne feebar bi am na ndax télé suñ gisee télé rek ay tubaab la ñuy wane yu tëdd dañ dafa mel ni comme su fekkoon ne du dal nit ku ñuul ci seen gis-gis il a fallu am benn ministre bu taxawoon fii ku fi nekkoon ministre ne man kat am naa corona waaw ba pare bi mu wéree mu ne wér na pour que nit ñi jàpp ne ay ndeke lii dina dal nit ku ñuul donc ba léegi dafa am ñoo xam ne seen xel dafay indi jiixi jaax ak voilà ak biñ gisee Pape Diouf itam fi lañ gën a tiitee encore beneen bi tamit mooy am na ku rëccoon daw dem te waruloon a dem ndax dañ ko doon seet ba ko ñemee nit ñi demee di jëli sol masque ak yooyu yëpp ci lañ ne lii kat bu amuloon ñii di ko jël si duñ jël précaution yi donc loolu bokk na ci li nga xam ne lu ñu war a gën a góorgóorlu la pour que ñu gën a xam ni mbir mi dëgg la dañuy wax gel dañuy wax saabu dañuy wax raxasu mais buñ fàtte sëlmu musuma dégg ko wax sëlmu mais nañuy sëlmu xam nga lu tax ñuy sëlmu parce que loxo yi dañ naan fexe leen ba bu loxo yi am dara waaye lu tax loxo yi ñuy wax bu mu am dara parce que loxo yi moom ngay laal sa gémmiñ moom ngay laal sa kanam moom ngay laal sa bët te foofu la ñuy jaar pour dugg si biir yaram kon raxas bi d'accord waaye di sëlmu tam baax na ci tool parce que soo waxee moytu laal sa kanam tamit ne ñuy sëlmu parce que man ci sama gis-gis comme foofu la ñuy jaar foofu yi nam nañ koy bàyyi xel donc jàpp nañ ne daal tey jii li gën a gën a am solo gën a efficace mooy fexe ba buñ wàllante moo tax yi ñuy digle ak yi ñuy tere nañ ko sàmm waaw ndax wàllante bi boo xoolee léegi biñ ko xoolee wàññeeku na bu baax waaye léegi day dal ki nga xamante ne noonu lañ koy mën a leeralee askan wi koo xamante ne wàlluñu la ko voilà danga koy am mais bu tamit tiit lu na maanaam dañ la koy wàll sax mais doo xam ku la ko wàll doo xam ku la ko wàll xam nga bu njëkk dañ ne importé maanaam bitim réew la jóge waaw ñu ne Moussa mii kat moo ko am waaw waaye comme nekkoon ak Samba ak Demba mais
moom moo leen wàll waaye gis nañ koo xam ne xamuñ ku ko wàll loolu mooy boobu gën a doy waar nag voilà ndax tey ji xam nga am na lu ñu wax ñu ne Kër Massar am na koo xam ne da daan jaay ndiki wàll nañu bari xam nga kon day indi cas communautaire parce que moom dina wàll ñoo xam ne dinañ ne man gisantewu maag benn koo xam ne dafa jógee bitim réew kon suñ ne la foo ko jëlee doo ko xam donc pour ñu mën a maîtriser nag li ñuy wax épidémie bi il faut ñuy xam fu wàll gi cosaanoo léegi nag suñ ko xamul nag mooy day am danger bu rëy ndax fa mu nekk di law il faut nga dagg reen yi te boo xamul reen yi fan la nekk da ngay sonn mais léegi na am jafe-jafe da ci côté boobu voilà loolu moo tax sax état bi d'ailleurs mu ngi wax ne dañuy sol ay masque bu ñuy génn tout ça là ndax masque yi avantage bi mooy ku ko am doo ko mën a jox keneen day tax yaatuwaay bi feebar bi waroon a yaatu ak nu mu waroon a gaawee du ko gaawee donc dina tax bañ mun leen a rattraper ci ginnaaw moo tax jàpp nañ ne daal lépp loo xam ni digle nañ ko loo xam ne day taxawal feebar bi day tax du yaatu day tax du dal nit ñi nañ ko topp su ko defee yàlla mën nañu cee musal mu doon lu am solo macha allah mu nekk Momar Ndao président ASCOSEN mu doon loo xamante ne moo fi tollal wàllu consommateur yi nga xamante ne macha allah bu fi toogee rek nee naa la ñun dañuy daal di bég ndaxte ñun la fi daal di toogal di ñu xeexal macha allah Ousmane defe naa dégg nga li nga xam ne moom la wax mais jàngoro bii nga xamante ne moom moo nekk ci réew mi te yéen ci affaire li nga xamante ne mooy koom-koomu réew mi te loolu ngeen di gën a taxaw loolu ngeen di gën a yóbbu ndax am na ci benn côté bu nga xamante ne sooke na ci. bu ñu yaboo ne jàngoro ji jur na ralentissement voilà ni activité bi daan doxee wàññeeku na gaawatul na mu gaawee woon ndax dem beeg dikk bi wàññi nañ ko ndax disposition yu autorités yi jël ak couvre-feu bi damay jël exemple mareyeurs yi rek nga xam ne guddi lañ daan liggéey tey jii jógee marché au poisson desservir marché yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñi kii Ndar wala ñu dem ci Kaolack wala bëgg a yegg ci beneen bërëb xaw naa jafe tuuti ci ñoom d'autant plus que nag tey ci suba wala biig tey la sax foog naa am nañu communiqué wu ministre de l'intérieur bi nga xam ne léegi autorisation spéciale yi bàyyi nañ ko foofu nag dina baax tuuti ñu sàmm ñu bàyyi xel bu baax recommandation Momar bi parce que li nga xam ne mooy dëgg jafe-jafe ci ñun mooy ci contexte bi activité économique bi taxaw loolu dana metti ci réew moo xam ne dañ ne daanaka ñi ëpp ci ñi yëngu ci mbiru koom-koom secteur informel lañu maanaam dañuy taaba voilà yor seen liggéeyu bopp ñooñu bu ñu demul dikk ñu liggéeyuñu dana xaw a jafe waaye nag loolu du raison pour que ñu bàyyi ñëpp ku ci nekk ànd ak sa nekk ak sa sago fu la neex dem waxuñu loolu waaw mais ñu structuré ko daal bàyyi ci xel ba nga xam ne dañu ko mën a gérer beneen bi ci des am na ay dispositions yu ñu jël pour que chaîne d'approvisionnement bi nga xam ne mu ngi tàmbalee ci logistique internationale bi nekk port foofu nañ fexe nañ ba taxawul foofu ñu ngi ci sant bu baax mbooleem opérateurs yi nga xam ne ñooy évoluer ci biir port bi bokk nañu déggoo ci benn plateforme de travail boo xam ne mooy tax bateau bu egsi dañ la mën a toppatoo nga débarquer génne marchandise bi mu mën a dem ci marché yi mu des nag léegi fournir commerçant yi nga xam ne ñoo nekk ci marché yi loolu xaw naa jafe tuuti li ko xaw a jafeel d'abord mooy disposition yi nga xam ne autorités yi jël nañ ko te préfet yi matérialiser ko ci gox-goxaat yi ba am na marché yoo xam ne bu ñu tëjee tey suba la ñuy ubbi bu ñu tëjee tey ubbi suba donc ñu koy alterner loolu xaw naa jafe tuuti contexte la boo xam ne aussi ñi nga xam ne ñoo doon financer approvisionnement bi muy institution financière yi banques yi ak microfinance yi ñoom it xam nga duñu xaw a ñemee dañuy xaw a téyendi seen loxo tuuti ba opération yi nekkoon en cours du nekk opération yu gaaw am na ci ñoo xam ne sax far nañu arrêté justement di traiter demande de crédit yooyu loolu it jafe-jafe la li ci des mooy waa kër Momar ñi nga xam ne ñoom la jaboote te ñun ñëpp ñu bokk ci muy consommateurs yi ñoom it ñu ngi ragal toog seen kër waaye ñu ngi xalaat ay pexe ay moyens alternatifs yoo xam ne dana mën a permettre consommateur bi nga xam ne yittewoo na ay bagages produits alimentaires wala non alimentaires ñu ngi koy wutal ay solution daanaka pare na yoo xam ne mën na toog biir këram xool ci internet marché bu ko neex moo xam Castor la HLM wala bu nekkee ci biir région yi contacter commerçant ba commander li mu koy commander mu defal ko commande bi tegal ko ci livreur mu indil ko këram mu fay ko
loolu ñu ngi xool pexe yooyu ñu ngi ci avancé bu baax. loolu defe naa même bu fekkee Covid 19 bi yàlla jëlee na ko fi sax muy mbas mi sax loolu dafa doon ay xeetu neex yoo xam ne war naa mën a continuer nga xamante ne dafay am loo bari loo xamante ne dafay doon ci askan bi mais balaa ñuy gën a yaatal waxtaan wi damay delluwaat régie jëli ji sama élément dellu si waat ci plateau bi. ci jamono yi coronavirus dugg ci Sénégal ministère du commerce gis ne jaaxle tax na ay consommateurs di yokk liñ daan faral di jënd muy doxalin bu mën a indi ay gàllankoor moo tax ministère bi ak consumériste yi di ñaan way jëfandiku yi ñu ànd ak dal. dañoo bëgg sénégalais yi xam ni lépp li nga xamante ne war nañ ko soxla ci seen dund am na fi lu doy. li ñu war a moytu moom mooy di dem di jënd goo xamante ne jaru ko ndax dafay wàññi stock yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk te loolu mooy indi spéculation. ki nga xam ne moo yeyoo saako ceeb par mois na continuer di jënd saako ceeb par mois te bañ a jënd ñett ba ñeent boo ko defee li fi nekkoon ñu prévoiroon ko dafay gaaw a jeex te commerçant yi bu boobaa dañuy yokk prix yi. ministère du commerce di saytu marché bi rawatina produit yu ñuy gën a jëfandikoo. ceeb moom mooy le produit bi ëpp lu ñuy consommer Sénégal bi ñuy xayma pratiquement aujourd'hui sur le marché li nga xam ne dugg na Sénégal toll na pratiquement 250 000 tonnes amaana lu ñu toll loo xam ne que soit mi ngi ci yoon bi di ñëw ou bien war na ñëw fii ak le mois d'avril kon amuñu inquiétude trop ndax produit bi disponible na te fi muy jógee tamit amagul benn jafe-jafe pour mu jóge fa. loolu ñu wax ci ceeb aussi mën nañ ko wax ci dëwlin mën nañ ko wax aussi ci yeneen produits yi nga xam ni comme le blé ndax blé bi ci la ñuy defaree farine bi ci la ñuy defaree mburu loolu tamit lu ñu importé la. boo jëlee suukar yàlla dimbali nañu fi mu ne nii sucre SAES rek moo nekk ci marché bi te disponibilité bi fa nekk ak li nga xam ne war nañ ko produire fii ba mois de juin mën naa ne war na egg 100 000 tonnes donc day egg 6 à 7 mois de consommation donc soo jëlee les légumes muy oignon ak pomme de terre yàlla suturaal nañu fi mu ne nii leen ci marché bi ci Sénégal lañ ko bayee te mën naan dina téye marché bi fii ba ay mois d'août septembre kon xel mën na daal ci produit yu bëri loo xam ni moom la ñuy utiliser ba tax na jarul nit ñi di am comportement yu mel noonu dem di jëndi loo xam ne soxlawuñu ko ndax loolu dafay perturber marché bi. ngir saytu marché bi ministère du commerce taxawal benn comité de veille national. am na benn comité de veille bi nga xamante moom la ñu créé comité boobu sama service yi ñooñu ci biir opérateur économique yi ak képp autorité boo xamante ne war na cee mën a am apporter lu am solo comité boobu. am na ay démembrement ci région yi ndax am nay gouverneur yoo xam ne wax nañ leen déjà nañu xool na la ñuy liggéeyee ci xool niveau de stock bi ba nga xamante ne benn produit du manqué ci région yi. ministère du commerce fas yéene it encadré njaayum solution hydroalcoolique yi ñuy jëfandikoo jamono yi ngir setal loxo yi dina jël ab arrêté ngir fixer prix yi. jaaykat yëpp war cee tënku suñu bañee ay daan fekk leen ci. macha allah mu doon élément bu am solo Momar loo ci bëgg sànni balaa may jox Ousmane. waaw li ma ciy sànni rek mooy dafa am loo xam ne. moom la état bi di wax nii. mooy dañ gis ne bañ amee premier cas rek ba nit ñi commencé ñu ne nañ leen di raxasoog yu mel noonu rek gel yi gars yi dañoo commencé yéegal prix yi di yéegal prix yi ca laa waxee ma ne na état. jël disposition pour bañ ñu yéegal prix yi n'importe comment ndax gel hydroalcoolique dafa am lu muy jëriñ loo xam ne mën na tax ñu assimiler ko médicament kon moom i tamit waruñ ko bàyyi n'importe qui génn taxaw yore ab butéel ne gel lay jaay ndax gel boobu dafa am composition bu mu war a respecter pour que boo ko nettoyer sa loxo mu rey microbe bi su ko respecté wul da ngay yaakaar ne yaa ngi rey microbe fekk reyoo microbe loolu moo tax ñu ne aussi nañ saytu ñiy jaay gel ba xam ndax gel yi ñuy jaay baax na wala déet ñun ci lañ proposé woon sax ne bu kenn jaay gel ci mbedd mi ndax ñiy jaay gel dañoo wax loolu rek quelque temps ñu gis ne am na ñu doon commencé naan ñooy defar gel di jaay ndax gel moom boo ko laalee rek war na laa xeeñ alcool bu xeeñul alcool rek mooy ne am na problème boo xam ne mu ngi ci biir ci biir loolu nag état bi actuellement mi ngi def li ñuy wax norme maanaam tëralin boo xam ne day wax ne gel nii la war a composé woo su ni ko composé wul boobu gel nangu wuñ ko ndax dafay mel ni comme loo xam ne day am njëriñ comme médicament ndax loo xam ne la dina la aar ci jàngoro kon loolu moo tax ñun lu ñu waxoon mooy nañ fexe ba d'abord prix yi def nañ arrêté prix yi wax ne warul romb prix sàngam mais itam ñu waxi tamit ne gel bi
nii lañ koy wax ne noonu la war a mel pour ñu mun koo contrôler ci noonu. mooy tëralin bi nga xam moom la ñuy wax norme loolu maak Ousmane ñu ngi ciy liggéey. waaw mu doon lu am solo macha allah Ousmane naka nga jàngatee élément bi nga xamante ne. waaw moom la ñu seetaan. ndi ko Momad jàngatee rek koom-koom xam nga dafa fi mu daaneele foofu lay tàmbalee. normalisation mooy li nga xam ne daanaka mooy tax ñëpp mucc. parce que loolu mooy garantir qualité bi nga xam ne. ku jël produit bi. doo ci am benn gàllankoor doo ci am benn problème loolu foog nañ ne gouvernement bi dafa war a sàmmanteeg moom bu baax. ñaareel ba war naa gën a taxaw nag ci contrôler marché bi loolu dafa wér. ASCOSEN am na ay volontaires yoo xam ne ñu ngi tas ci biir réew mi. ça c'est clair. di surveiller marché yi di surveiller pratique yi di xool ndax stock yi am na wala dañu ko nëbb di xool ndax prix yi ñu ngi koy respecté wala respecté wuñ ko loolu la ma président Idi Thiam wax également. dama de Dakar à Sédhiou fépp fu ñu am ay membres. yónnee fa ay volontaires identifier leen ñu engagé wu am nañu ay équipes volontaires yoo xam ne ñoo bokk tas. parce que dafay contexte boo xam ne gannaaw bu fekkee ne jàmm rek a xew ci réew mi bu ñu amee ay inflation wala ay situation difficile bokk nañ ci kuréel yu mag yi nga xam ne ñun la état bi woo nañ ñu lu ñuy def ba lii bañ a yokku lu ñuy def ba lii bañ a manqué. rawatina nag contexte bi du ñu xaar kenn di ñu wax ne. taxaw leen ba dara bañ a manqué. taxaw leen ba dara bañ a yokku loolu day responsabilité boo xam ne xam nañ ko bu wér jël nañ ko taxaw nañ ci mu des nag ci buñ ne stock yi am na lu wér la waaye stock bi liñ ci yéene mooy mu dem consommateurs yi jël ko ñu renouveler ko beneen stock ñëw remplacer ko renouvellement wu stock boobu bokk na ci li nga xam ne nag lu jàmp la loo xam ne gouvernement bi war na ko bëgg xool ak ñun moom laa doon junj léegi di wax relation wu commerçant yi ak banques yi parce que ku nekk xam na ne liggéey bi am na ralentissement commerçant yu bari am nañu tiitange am nañu inquiétude dañu jàpp ne foofu recommandation bi may def mooy ni gouvernement bi taxawoo ménage yi dimbali leen ci wàllu dund foog nañ ne am na benn xeetu soutien boo xam ne mënu la ñàkk bu jóge ci gouvernement bi jëm ci commerçant yi ak artisan yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi di liggéey bu ma jëlee exemple artisan rek daanaka dina jafe boo doon doxantu tey Médina nga gis menuisier buy liggéey wala boo doxantu woon rue 11 daanaka cordonnier yi liggéeytuñu ñooñu wéer seen i bagage tëj seen i place tey boroomi kër ñooñu it jar nañoo bàyyi xel moo tax jàpp nañ ne xëy na gouvernement bi mu ngi koy xalaat mais dañu gis ne daal lu jàmp la loo xam ne war nañ ko cee boole. ñu boole waale ko ci prix yi ñuy wax nag ne ci marché yi dañ koy yokk ci jamono ji ñu toll nii ndax defe naa ne bu fekkente ne dafa nekk benn stock bu nga xamante ne teg nañ ko te amul dara loo xamante ne yokku nañ ci est-ce que commerçant yi war nañoo mën a yokk. déedéet yokk ci contexte bi warul a mun a nekk. waaw warul a mun a nekk. am na nag tuuti jafe-jafe bu ñu seetlu woon. avant sax ñuy egsi ci biir Covid 19 bi. bu ñu seetlu woon un peu ci ceeb bi. Momar daan nañ ci waxtaan d'ailleurs ci ceeb bu riz indien bi. mais boobu rétablir na boo koy seet daanaka rétablir na. parce que am na jamono yoo xam ne ceeb bi ëppoon bi fiy dugg jógewul woon Inde mu ngi jóge woon Brésil yi jóge yeneen i réew. mais loolu yëpp rétablir nañ ko amul benn raison pour que prix yi yokku. léegi nag seetlu nañ ne aussi bi nga xamee ne xam nga marché li ko gën a gaaw a mën a perturber. mooy ay annonce xibaar. bu ñu yëkkatee xibaar rek. bokk na ci li nga xam ne en général. dafay perturber marché. lu tax nga wax loolu parce que bi nga xamee ne gouvernement bi yëkkati na ndimbal bi mu jagleel ménage yi. ne dina jënd 146 000 tonnes ceeb. su boobaa commerçant yi nga xam ne bëgg nañ cee participer ci am stock dañu koy téye. dootuñu ko nangoo jaay su ko defee ñay dese stock du ñu nekk commerçant yu mag. alors marchandise nag saa yoo xamee ne ci marché am na ñu néew ñoo xam ne ñoo ko dese. ñu ëpp ca marché ba amuñu ko. boo koy seet loolu souvent moom mooy indi ay yokk 100 francs 200 francs. waaye du loo xam ne day yàgg. bu fekkoon ne nag marché bi ñu ngi koy surveiller régulièrement ku ko def ñu la teg ko ci suuf. loolu du mais ci moment bi lañ ko war a gën a war a mën a surveiller. absolument mu doon loo xamante ne taxawaay la doon ci askan bi parce que nit ñi bu ñu demee ba am yenn jafe-jafe wax nañ ko sànq ndax économie bu réew mi xam nañ ne actuellement dafa nekk ci ay jeexi jaaxa ndax xam nañ ne fii côté informel bi moom mooy gën a doxal li nga xamante ne moom mooy réew mi loolu wax nañ ko waxati ko léegi bu fekkente ne côté boobu moo koy gën a doxal ñoom ci kaw loolu ñu bëgg a yokk prix bi mais dañuy sonal ñooñu. absolument moo tax yokk moom dañu jàpp ne mënula am warula am te fu ñu ko seetlu ñu koy def danañ ko bokk xeex moo tax ma jàpp ne tey le ministère du commerce UNACOIS jàppoo ak ASCOSEN ak mboolem ku ci mën a jàpp tey la ñu war a gën a lëkkaloo
parce que surveillance su marché boobu dootul surveillance boo xam ne dañ ko daan def comme dañ koy defee ñoom dañu war a def comme ñun lu ñu def yónni ay nit ñoo xam ne seen yitte yëpp suba ba ngoon mooy contrôler marché bi ba xam stock yi mu ngi daw ndax prix yi ñuy pratiquer prix yu dëppoog li nga xam ne moom ku ci deful naka su dul noonu ñu teg la ci yoon dafay am solo parce que tamit sénégalais yi am na ci ñoo xamante ne ci ñiñ ko war a wax amuñu yërmande lool dañuy profité ci ay yenn circonstances yoo xamante ne dafay nit ñi dañu nekk ci ñàkk ñoom ñuy wut ay 100 francs kii mais dafa mel ni rek njaboot nag ma dalal sa xel ci dara ci expérience gis nga li ëpp ci commerçant yi bu ma yaboon ne ñëpp dina jafe ma ni ñëpp kenn mënu la waatal ñëpp mais xam gi ma leen xam depuis 20 ans ma nekk ak ñoom ñi ëpp ci commerçant yi ay nit ñu bari yërmande lañu ñu bari sutura lañu nit ñu baax lañu xam nga bu par exemple état woo la ni la Sonacos dafa am jafe-jafe am na stock 6 milliards wu dëwlin boo xam ne amul marge jaayi leen ko perte doo leen ci am bénéfice ñu nangu koo jaay perte amuñu ci bénéfice ñooñu koy dimbali consommateur du tey lañ koy tàmbali mais c'est normal que nga défendre leen mais ñun tamit dañuy dugg des fois ci marché bi mais bëgg ngeen ay yokku de waaw mais moment bi du moment wu défendre commerçant yi bàyyi consommateur yi mais damay gën a dalal xelu consommateur yi gën a dalal xelu askan wi ne commerçant yi am nañu yërmande du ñàkk nag ñoo xam ne dinañ am lu ñu jéem su boobaa rek ñu jàkkaarloog ñoom loolu moom dëgg la ndax yenn saa yi li olof Njaay dox bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër dafa am ñoo xamante ne moom ci situation yu mel nii rek la ñuy profité pour def yenn yi kon ñooñu ñoo tax ñuy wax ñeneen ñi nga xam nekku yëpp ñu ngi leen di sargalaat bu baax a baax Momar Ndao président ASCOSEN macha allah nga toogal fi li nga xamante ne moom mooy consommateur mu doon lu am solo ñu gis président am ay wareef yoo xam ne defante na ko ak li nga xamante ne moom mooy askan wi gis nañ que ni nee nañu ñaari weer ci li ñu fa ci wéewu béykat yi du ñu fay li nga xamante ne mooy courant ak li nga xamante ne moom mooy ndox léegi nag indi na ci ay jiixi jaaxa ci ñenn ni mel ni man bëgg lu yomb lool ndaxte yenn saa yi tamit dafay am ci séddale ñoo xamante ne ñoo ko moom ak ñi nga xamante ne moomuñu ko yooyu yëpp bëgg nañu nga leeralal ñu ko fii si plateau bi loolu naka la tëddee li nga xamante ne moom mooy wàññi boobu waaw jërëjëf xam nga bi jafe-jafe yi amee ñun waa ASCOSEN ñoo ñaan nguur gi ne ko seetal noo ñu teggilee ñaari weeri courant ñaari weeri ndox ak ñaari weeri location ci biir loolu li amagum mooy ndox ak courant léegi ndox mi dafa am lu ñuy wax tranche sociale maanaam ca ba ñuy xayma ndox nuñ koy jaayee dañ ne am na ñoo xam ne kat duñ ay yàqkati ndox maanaam ñoo xam ne dañuy consommer ci jàpp ca at moom niñ koy calculer ne ñi nga xam duñu yàq ndox te nekkul ñoo xam ne ñoo bari doole si koom ñu ne ñooñu liñ leen di may mooy 20 mètres cubes mooy 20 000 litres ci ñaari weer maanaam 60 jours muy 20 mètres cubes bu ñu ne boobu prix mooy prix bi nga xam ne moom moo gën a yomb ci ndox mi ngi jar 186 186 francs virgule 5 le mètre cube boo ko xaymaa mu ngi war a nekk à peu près diggante 4000 yu xaw a manqué tuuti si ñaari weer yu ne ñu ne ku am facture boobu may nañ la ko ku am lu gën a néew loolu may nañ la ko soo amee nag lu ko ëpp dañuy dindi li toll ci liñ maye woon muy 4000 yi wala 3000 et quelques yi su ko defee nga fay li ci des maanaam ku am facture 10 000 yow 4000 yi lañ lay dindil nga fay 6 000 ku am facture 3000 doo fay dara ku am facture 4000 doo fay dara ñu ne nag pour courant bi ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee tranche sociale ndax tranche sociale niñ ko waxee ci ndox mi ak niñ ko waxee ci courant bi bokkul ndax ñun 2009 ñun ASCOSEN ñoo proposé woon calcul bi nga xam ne moo tax tey ñuy wax tranche sociale ñu ne koo xam ne da nga am frigo kese ak ay lampe nekkul ne da ngay yàq courant kooku ay 250 kilowatt-heure ngay consommer ci bimestre bi muy tolloo à peu près ci 25 000 ñu ne koo xam ne yaa ngi ci biir loolu na nga bokk ci ñiy fay li gën a yomb TVA sax doo ko fay mooy première tranche bi nga xam ne mi ngi jógee ci 0 ba 150 kilowattheures ak deuxième tranche bi nga xam ne mi ngi déparé ci 150 kilowattheures ba 250 kilowattheures donc boo ko totalisé muy 250 kilowattheures ñun ñooñu lañ tuddee woon tranche sociale loolu la état jàpp ba léegi moo tax état bi nga xamee nee na day dimbale
tranche sociale maanaam ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole sooy xool ci li ñuy consommer ñu ne kon ñoom ku consommer loo xam ne rombul tranche sociale bi doo fay dara maanaam 250 kilowattheures yi maanaam te koy xayma ci xaalis koo xam ne sa facture mu ngi toll ci ay 25 000 yooyu jëm suuf doo fay dara bu dee 5 000 doo fay dara bu dee 10 000 doo fay dara bu dee 25 000 doo fay dara. mais bu ko ëppee rek. mais bu ko ëppee bu dee sa facture dafa nekk 250 kilowattheures plus 1 kilowattheure maanaam 251 kilowattheure lépp ngay fay amul bu luñ lay bàyyi. loolu nag ñun d'accorduñ ci ñu ma tax ñi ngi ñaan état mu xoolaat loolu. ndax ki nga xam ne 25 000 mooy facture bi maanaam mu ngi toll ci 250 kilowattheures yi nga ne doo ko koy may. ki nga xam ne 27 000 wala 28 000 la nga ne lépp lay fay dafay am daal ñàkk yem goo xam ne loo xam ne jaaduwul. moo tax ñun liñ ñaanaat état mooy ne ko képp koo xam ne sa facture ba 100 000 francs la ñu dindil la ñu dindil la 25 000 yu njëkk yi ñu tuddee première tranche nga fay li ci des. ndax am na ñoo xam ne seen facture yokk na wala seen facture bari na fekk ay néew ji doole leen mais dañoo njaboot. donc nekkul ne kuy fay 100 000 rek da ngay yàq courant wala patron nga wala dara. ndax fi mu ne nii ni ñuy dundee ci kër yi. tax na ba courant dina yokk fekk ne nekkul ne ñu am doole lañ. looloo tax ñun ci calcul boobu. jàpp nañ ne war nañ ko calculaat. leneen liñ proposé woon mooy aussi location bi. ndax dafa métti trop ci population yi chaque jour dañ ñu koy joytu ba léegi. ndax ñi nga xam ne ñooy agence bi compté nit ñi. bu koy tuddee agence nationale de la statistique et de la démographie. ñoom nee nañ nit ñi li ñuy dugal ci xaalis mu jëm ci location bi diggante 37 ba 47% ci seen revenu yi lay nekk. mu nekk donc poste bu am solo boo xam ne ñi nga xam ne ñëpp feebaru koom gi dal na leen. ndax tey jii koo xam ne da nga daan jaay ci buntu école mënatoo jaay ndax école amatut. koo xam ne école privée ngay fayatuñ école ba. doo mën a fay ña fay jàngale. ñi daan dawal oto di dem dëkk ak dëkk mënatuñ ko. donc bari na ay secteurs yu bari yoo xam ne dañoo rëppeelu ndax situation bi nga xam ne tey tollooguñ sax ci li ñuy tuddee confinement mais situation bi ni mu mel nii rek actuellement. kon ñooñu nga xam ne déjà ñi ngi ci jafe-jafe yooyu war nañ leen a bàyyi xel. looloo tax ñun ñu ne bu état bi ki yoon génne woon ci xaalis 10 milliards mooy benn weeru location boo xam ne kenn du ko fay. képp kuy luwee ci location ci Sénégal su état génnee 10 milliards doo fay dara. ba commerçant yi ci lañ bokk. waaw parce que comme wax naa ne koom gi war a ñoo rey koom gi ndax bu ñu reyee koom gi suba consommateur yi ñooy am jafe-jafe. ndax consommateur bi koom googooy tax mu mun a am lu mu dundee mun a am lu mu doxalee ndax commerçant bi mënul lekk xaalisam bàyyi ñeneen su jëndee caaf sax am na comme jox xaalis. kon bu boobaa location bi yéen amul comme ni nga xamante ne moom la ñu séparé ni ci courant bi ak ndox mi da ngeen di bëgg ñu fayal ñëpp location. waaw ñu fayal ñëpp location. parce que montant yi bariwul. ndax xam nga bu fekkee ne budget bi nga xam ne moom la état teg. 1000 milliards la maanaam junney milliards. soo jëlee junney milliards. nga xaaj ko fukki xaaj. benn xaaj bi mun nañ cee régler location kenn du fay ñaari weer muy 20 milliards. mun nañ cee def courant kenn du fay. muy 64 milliards. 70 milliards boo ci boolee électrification rurale. mun nañ cee boole képp koo xam ne ndox ngay fay doo fay dara. léegi kon lu tolloo ak doole budget bi nga xam ne moom lañ prévoir. waaw ndax école privée yi tamit ndax loolu am na lu ngeen ci. waaw léegi école privée yi parce que affaire njàng mi tamit war nañ ko mën a leeral. ndax yenn saa yi dafa doon loo xam ne lu soxal askan wi la ndax nit a ngi jaay gerte. di dajale ci potam di fayal doomam. exactement nit a ngi jaay laax di fayal doomam. voilà léegi nag jamono yi comme ni ñu ko waxee ba tey koom-koom mi dafa doon loo xamante ne dafa xaw a faay. ndax xam nañ ne jaay bi yëpp ci bedd mi la léegi ci côté njàng mi ak njàngale bi. xam nga côté njàng mi dafa am lu xew. munoo maa wax na sa doom fay te jàngaloo ko. waaw xam nga day doy waar. léegi bu fekkee sama doom fayul. école ba ca boppam dina rëppeelu parce que lam doon am pour mun a continuer exister dootu ko am. moo tax boo xoolee ci budget bi nga xam ne moom la état nee na ñi nga xam ne mbir mi da leen attaqué direct maanaam société yooyu. génne na 200 milliards pour ñoom. ñi nga xam ne daf leen a attaqué indirectement. génne na 100 milliards. bu yu bokkul nag ak ay taxes ak ay kii fiscaux yu mu leen may. avantages fiscaux donc ñun jàpp nañ ne état yooyu yëpp
da ko war a boole ci benn pañe di seet nu mu ko lijjantee ndax su ko defee suñ génnee ci lii économie bi continuer dox waaw daf ciy am solo surtout nag ci mbirum njàng moomu ak njàngale parce que xale yi boo xoolee weer bale passé bi weer bi amee fukki fan rek ak juróom la ñu arrêté li nga xam ne mooy école bi léegi nag bu dee ñi nga xamante ne ni nga koy waxee loxo jotul ginnaaw mais fay gi cher na ci école yi nga xamante ne mooy école privée yi nga nar ko fay weer bi moom xam nañ ne duñ jàng bala kat dëgg la léegi nag bu fekkente loolu yëpp da nga ko bëgg a boole fay loolu tamit il faut état leeral ci askan wi pour nit ñi mën a xam dara mais teg nañ lépp ci seen loxo waaw macha allah ndax yenn saa yi ñun tamit dañ fi daal di toogal askan wi Ousmane loo wax si li nga xam ne mu la waaw li Momar wax am na solo trop loolu lay appuyer boo koy xool proposition bi mu defal état bi mu jëm ci yaatal loyer bi boo ko fayal ñëpp avantage bi mooy dafay gën a sax soutenir programme d'élargissement programme mu yeesal boobu nga xam ne direction générale des impôts mu ngi ko doon bëgg a lancer te li nga xam ne moo doon jafe-jafe ñu bëggoon ko saafara mooy bari na ay bailleurs ñoo xam ne ñu ami kër di ko louer te duñu fay l'impôt kenn identifié wu leen waaye tey jii bu fekkoon ne état bi yaatal na programme boobu fayal ñëpp loyer opportunité la pour mu identifier leen waaw loolu tamit baax na ci xam nga boo xamee sa njaboot da nga leen di mën a compter ci nekk nga ràññee ko xam ko xam lu mu toogee su ko defee loolu yi situation loo xam ne lu bari lu jafe woon ci réew mi mën na cee réglé wu la même chose pour ñi nga xam ne ñooy commerce boo koy xoolal jigéen yi nekk ci marché yi doon taaba ñii di jaay légumes ñii di jaay ndawal ñii di jaay jën boo koy xool am na coow lu ñu fi yëkkati woon diggante grande surface yi ak waa réew mi lii lañ doon moytu parce que waa réew mi dañuy xëy bés bu nekk di taaba pour am lu ñu dundee ñooñu boo leen ko xañee réew mi nga ko xañ su boobaa koom-koomu réew mi dafay xawee doxee boor man foog naa ne li ma bëgg a yokk rek ci proposition wu Momar bi mooy loolu état war na ko def war na examiner également possibilité wu xool bor yi nga xam ne ñoom la commerçant yi yor surtout ci biir banque yi ak microfinance yi parce que comme ni ma ko waxee woon léegi stock naam am na fi waaye foog ñu renouveler ko pour que stock bi nag mën a renouveler wu mën a dem li fi nekk dem leneen ñëw remplacer ko foog commerçant yi am lu ñu jënde waaw te bu fekkee ne nag amuñu recette téye nañ leen seen i kër marché ba mu ngay tëj gisuñu consommateur dana jafe ñu renouveler stock yooyu macha allah mu doon lu am solo loo xamante ne nee nañu askan wi rek lañ fi toogal te defe naa macha allah état dafa nekk loo xamante ne askan wi rek moo ko ñor ñu xalaat ne lépp lu nga xamante ne waxtaane nañ ko fii ci Takussan dina doon loo xamante ne ay njëriñ rek nag lay daal di jur damay daal di dellu régie ji di jiwaat élément dellu siwaat ci plateau bi ñu daal di mottali waxtaan bi. jàngoroy coronavirus soxal lool ministère du commerce ba tax mu dem nemmeeku bërëbu jaaykat yi ngir gisal boppam ndax marché bi am na produit yu doy am déet. li ma fa gis dal na sama xel ndax gis naa ni grande surface yi liñ fi fekk ci ay produits vraiment doy na te wax nañ ma ni am nañ ay stock yu bari yoo xamante ne ñu ngi ci seen i magasin donc di wax consommateurs yi nii amul benn tiitange bu ñu war a am donc marché bi approvisionné nañ ko bu baax a baax état def na lépp ba nga xamante ne kenn du am problème ci wàllum dundin ba pare li nga fii gis ci grande surface yi moom ngay fekk ci marché yi donc amul benn inquiétude bu ñu war a am nañu fexe rek bàyyi achat de précaution ndax loolu mooy créer tension ci marché bi te gis nañ tamit ni prix yi vraiment respecté nañ ko. ci bërëbu jaaykat yépp ñi fay yëngu jël nañu seeni matuwaay ngir kaaraange ak set gu doy. ci wàllum hygiène tamit seetlu naa ni grande surface yi ñu visité yépp balaa ngaa dugg dinañu la jox gel antiseptique boo xamante ne di nga nettoyer say loxo. mais aussi gis naa ni respecté nañu def nañu ay marquage pour distance réglementaire yi gis naa ni tamit am na sax ay vitres yu ñu def ci caissières yi pour que ñu bañ a nekk en contact ak client bi donc mu nekk ay mesures yoo xamante ne ñu ngi koy rafetlu di leen ci encourager. mesures yi ñoo ngi def lu ñu mën jënd gant jënd masque jënd hygiène antiseptique désinfecté lépp ñoo ngi koy def même employé sax pour bañu ñibbi da leen garder ci kaw. ngir gën a doxal mesure bi di tere jaayum mburu ci boutique yi acteurs yi fas yéene ñoo indiwaat ay kiosque. employé dana yokk ndaxte aussi bu ñu installé ay caisse aussi employé day yokkaat donc nañ xelal dal xel yi fii danañu yokk employé yi amul benn problème. ñu ngi liggéey ak acteurs yi pour ñoom ñu fexe ñu am kiosque
ba nga xamante ne produit bu ñuy yóbbu ci consommateur dañuy am benn traçabilité bu leer ba nga xamante ne vraiment lépp loo xamante ne war na ko mën a gaañ du ko ci am di leen di masaw waaye di leen di wax ni xeex bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo war a mobiliser wu ci xeex bi ba ñu fexe ba jàngoro bi bañ fee law. ci bërëbu jaaykat yépp cet gi fàttewuñu ko muy ay matuwaay yu wóor ngir xeex jàngoroy Covid-19. macha allah élément bu am solo Ousmane noo ko gisee élément bi. élément bi am na solo. ci contexte bi ñu nekk baax na. ki autorités yi notamment ministre du commerce dem nemmeeku grande surface yi lu wér la ñu ngi koy gis ci réew yi nga xam ne ñoo ñu wër yëpp. fépp foo xam ne am na ay jafe-jafe kilifa yi réew ma autorités yi ñu ngi dem di nemmeeku ñu yor surtout bërëbu liggéeyukaay yi. waaye doon na gën a baax bu fekkoon ne visite yi boole na ci commerçant sénégalais yi. parce que ñoom it wax dëgg yàlla bay ci sa wewu tànk. seeti grande surface yi baax na. waaye dem nemmeeku commerçant yi ba xam naka la ñu toogee. marché ba lan mooy état am. ndax marché ba laaj na ñu désinfecté ko ndax laaj na ñu setal ko. ndax laaj na ay dispositions particulières loolu foog naa ne war na ko boole ci programme am pour que doomi réew mi ñoom it xam ne seen kilifa seen jëwriñ mu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax loolu jàpp nañ ne lu am solo la. nga ci bëggoon a sànni macha allah Momar. waaw li mu wax dëgg la. parce que tamit du ci grande surface yi rek la nit ñi di dem mais dem ci grande surface yi baax na. yaatal ko aussi xool marché yi xool tamit ñu def programme de désinfection. nekk na loo xam ne lu am solo la. mais am na lu mu doon wax sànq. fi mu daanelee. nga fàttali ma ko rek baal ma dafa am lu ma ci bëggoon a yokk. sànq avant ñuy dem ci élément bi. am na foo daaneloo. renouvellement de stock. banques yi. waaw banques yi voilà waaw banques yi. relation institutionnelle voilà ci banques yi ñi ngi wax aan ak ñi nga xam ne ñooy association des professionnels de banque. maanaam kuréelu banques yi yeeg établissement financier yi. ñi ngi waxtaan ak ñoom pour nan lañ mën a defee li nga xam ne moom la Ousmane di ñaan. maanaam indi ab yolomal wala ab teggi yenn jafe-jafe. yuñ teg ñi nga xam ne ñoo nekk ci banques yi te soxla négandiku. wala soxla dooleel. ngir li nga xamante ne bi moom mooy jafe-jafe yi ñu accompagner leen ci ñu mun ko régler waale. waxtaan nañ ci ak ñoom normalement diggante fan yi nii moom. war nañ génnee sax benn proposition ndax ñu ngi doon waxtaan ak banque centrale. pour que ñu xool nuñ koy appliquer donc loolu lu avancé la. loo xam ne banques yi ñu ngi koy. waaw Momar xam naa ñu ngi may signaler li ñuy cërale woon ci waxtu mi ngi jeex mais balaa ngaa daal di tëj nga wax ñu ndax carte Woyofal yi bokk na ci li nga xamante ne. waaw mooy mbir mi ñuy. voilà parce que xam nga tey jii boo xoolee. ñi nga xam ne ñoom ñooy clients yëpp boo xoolee presque genn wàll gi ay Woyofal lañ yore. léegi nag Woyofal yi. Senelec nee na lum néew minimum bi dina la jëlal 13500. 13500 waaw yoo xam ne dañ la koy dugalal. waaye nag laaj naa leen ndax dañ koy dugal à distance mais nee nañ daal li gënoon li ñu bëggoon ñoom. mooy nit ki day ñëw agence ndax bu ko defee mu signé ne jot na. ndax tam dañuy bañ am ñu naan ñoo jotuñoo ak yu di xarijaat. donc mais daal nee nañ minimum loolu la ñuy jël. est-ce que bu fekkente ne carte Woyofal yi amul moom xàjj ak seen ñëpp la ñuy dugalal. waaw ba tey wala ba tey am na ay mais ci kaw loo xam ne du romb. li nga xam ne mooy transsocial. mooy transsocial waaw léegi nag minimum 13500. 13500 waaw mu doon la am solo waane est-ce que gënul woon que ñu dugalal ko nit ñi en distance ndax defe naa ne fi bu ñu ko waxee dina jàmbaal waaw mais nañ dañ bëgg mu am trace wane ne def nañ ko. ba tey noonu ngay jaaree tàggatoo waale ndax ñu koy waxoon ne waxtu wi jeex na. nga tënk tàggatoo waaw. waaw di tàggatoo rek di wax ne feebar bi lu am la. nañ déglu borom xam-xam yi. nañ tamit maa ngi ñaan état. mu créé kuréel goo xam ne. ay borom xam-xam ñoo fay daje pour xool nuñ ko mën a fajee man tax jàpp naa ne war nañoo mën a faj coronavirus. lu tax waaw Mama danga may baal parce que damay laajte ndax bu fekkente ne ñi nga xamante ne ñoo nekk si mbedd mi tey am na ay numéro vert yoo xamante ne yéen mën ngeen koo joxe en tant que consommateur yi buñ gisee loo xamante ne dëppoowul ak li nga xam ne loolu la yoon wax pour que ñu mën koo joxe. daf maa dapp ci li nga xamante ne moom mooy émission soo ku gis dara loo xam ne am na jafe-jafe. ci moo xam prix. wala qualité wala lu munti doon. mun na woote ci Dakar ci 820 33 823 12 18. mooy service régional du commerce bu Dakar. ñoom dinañ envoyer équipe très rapidement. bu ko defee ñu ñëw lijjanti ko. eggale li nga bëggoon a wax maa la dagg. li ma doon wax rek mooy Sénégal jàpp naa ne. suñuy borom xam-xam.
nekkuñ ay borom xam-xam réew mu ndaw réew mu mag la ci affaire xam-xam. dëgg la ndax virus bi ñuy wax Sida dafa am ñaari version HIV 1 ak 2 bi ay Sénégalais ñoo ko trouvé ñoom professeur Mboup seen laboratoire a ngi fii ci Diamniadio. macha allah kon jàpp nañ ne toll nañ ci niveau boo xam ne. ñun ñi ñuy jonkonteel. si àddina bi. maanaam ëppale wuñ ñu dara xanaa peut-être moyen. mais affaire xam-xam moom mun nañ ci. donc kon nañ gën a encourager tam recherche bi. am na tam ñoo xam ne ay reen ki sunguf lañ mën. nañ leen associer. su ko defee scientifiquement ñu xool li ñuy proposer est-ce que valable na wala valable su ci valable ñu testé ko. ndax am na benn waay bu doon poser benn question mu ne moom lu ko jaaxal ba léegi mooy am na yenn zone yoo xam ne. ni fa affaire bi waree demeewu ko. lu ko waral ba léegi comprendre donc yooyu yëpp pour ñu mën ko gëstu. dina bokk ci lii tax ñu mën a am yoon pour faj jàngoro ji. mu am solo macha allah Ousmane yow tam ñu am mbégte dalal la fi ma bàyyi la nga daal di tënk tàggatoo. jërëjëf Adja Awa man sama xel gën naa dal ci réew mi. parce que bi nga xamee ne Covid bi mbas mi dal na ci kaw réew mi. taxawaay bi nga xam ne moom la kilifay réew mi taxaw d'abord kilifay diine yi njëkk koo taxaw. muy taxawaay bu mat sëkk fees dell seen place. ñaareel ba gouvernement bi taxaw ko. sama xel dal na ci réew mi mu ngi ci ay loxo yu wér. loolu sénégalais yi seen xel war na cee dal foog naa ne am nañu ay kilifa yu farlu. ay kilifa yu bàyyi xel askan wi ay kilifa yu am yërmande. li ci des rek mooy doxal waxtaan wi nga xam ne moo war a dox diggante ñiy jël décision. kilifa yi ak ñi nga xam ne ñooy teewal askan wi ci bërëb yi ñuy kuréel yi ñuy waxtaanee. di appuyer nag proposition wu ASCOSEN bi bu baax a baax. courant na ko gouvernement bi yaatal fayal ñëpp. loyer mu yaatal ko fayal ñëpp. damay jël rek exemple courant gis nga Momar ni mu taxawee ci mbiru qualité. ñu ngi jëm ci koor. ku ne xam ne mbiru koor dañuy soxla ay produits yu frais. donc chaîne de froid bi warul am rupture. waaw bu fekkee ne nag yow sa marché dañ koy tëj. nga war a tëj sa place. waaw doo fa bàyyi congélateur yi muy tàkk. du dëgg parce que lu mu consommé yaa koy fay. donc bu ñu dalalee xelu nit ñi ci loolu foog naa ne mën nañoo am koor gu jàppandi. goo xam ne du bari jafe-jafe. li ma bëgg a daanele rek. mooy li nga xam ne moom la ma situation bi inspiré mooy. ñun dañu nekk ñoo xam ne peuple bu gëm lañu. te gëm nañ ne jafe-jafe boo gis am na xéewal bu muy waajal. xéewal googu nag yàlla na ko yàlla indi ak jàmm ak salaam. te mu daj réew mi. daj Afrique gépp waaw daj àdduna bi. am na loo xam ne jotuma koo wax rek ma waxaat ko mu leer rek mooy courant bi nañ ko yaatal ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkki kaw yi te bokkuñ ci Sénélec maanaam waa électrification rurale yi ndox mi sax ñi ngi ciy discuter ak ministère bi nee na mi ngi jéem a xool nan la ko mën a defee ba tax ñu am feneen façon dimbal bu dul wàññi bi parce que dañuy bañ mu bañ a yegg ci ñoom ndax ni ko affaire bi gérer ay Asifor a ci nekk ak yeneen waaw mais daal ñi nekk ci kaw gi. bokk nañ ci ñi ñu war a jàppale ci mbir mi. ñu bàyyi leen xel bu baax a baax ndax ñoom tamit am nañ ci solo comme ni ma koy waxee rek saa su ne ma am mbégte nag ki dalal bi ma leen fi dalal ndaxte leeral la ngeen li ngeen xamante ne mooy askan bi ci fànn bi nga xamante ne fa ngeen nekkee mu doon mbégte nag ci ñun bu baax a baax dama koy wax invité yi saa su ne amuñu seen fay. damay daal di dem ba régie gërëm waa régie yëpp gërëm temps Khady Touré ak équipe bu mu àndal foofu yëpp ci liggéey bu rafet bi ma dem maquillage tamit daal di gërëm Awa Kanouté ci liggéey bu rafet bi gërëm tamit waaye studio bi fi tegat daal di koy teg na ci loxo tonton Youssou mu daal di ma koy séddaleen ñëpp ma gërëm leen ñëpp ñu nga xamante ne ñoom ñoo ñu doon seetaan ñu jox leen dig daje ba suba incha allah